Buonasera a tutti ragazzi, vi saluto come sempre. Un saluto a tutta la comunità senegalese africana, tutta la diaspora che vive sul territorio italiano. Ma faccio un applauso forte a tutti i follower che si stanno seguendo sui nostri canali YouTube e Facebook. Ragazzi, oggi saremo breve su questo video perché parleremo delle ultime novità, parleremo del decreto aiuti ter che il governo Draghi ha approvato la settimana scorsa, dove c'erano il premier Draghi, il ministro dell'economia e delle finanze Daniele Franco, ma anche il ministro del lavoro italiano Orlando. C'è stata l'approvazione del DL Aiuti Ter, dove c'è anche una novità che eviteremo aggiornati. Si tratta del bonus 150 euro per i lavoratori dipendenti pensionati per settori di RDC, invalidità e tutte le altre categorie di lavoratori che hanno preso il bonus 200 euro delle scorse mese. Oggi cerchiamo di elencare tutte le novità che sono uscite dal Consiglio dei Ministri numero 95 di mercoledì scorso. salaamaaleykum, maa ngi leen di nuyu di leen ziar baax a baax, man la seen mbokk taalibe Mor Talla Sarr. tey nag dañuy gaaw tënk vidéo bi mu gaaw ndax jox mbokki taalibe yi dernière information yi nga xamante ne bi ci biir semaine bi, donc avant ñuy dem di màggali alors génnoon na fi. donc gouvernement bi mercredi bii passé rek avant ñuy dem di màggali, donc am na conseil des ministres bu am boo xamante ne bi ki ko jiite woon mooy Draghi, Andrea Orlando bi yor wàllu liggéey ak Daniele Franco bi yor économie et finance. ci conseil des ministres boobu nag ñu ne la fa génne mooy beneen décreto aiuti ter comme ni mu amee woon. amoon na décreto aiuti, amoon na décreto donc aiuti bis ak donc aiuti ter. donc aiuti ter boobu nag am na ay mesures yu am solo yu ci génn. bi ci gën a am solo mooy am na beneen bonus 150 euros bu ñuy fay ci weeru novembre bi jagleel ko lavoratori yi dipendenti yi pensionnato yi catégorie gi ko doon jot rek jëmoon ci ñuy amoon droit yi ak niñ ko indee woon ci bonus 200 euros bi. ñooñu ci weeru novembre bi dinañ amaat droit beneen bonus 150 euros moo xam ci busta paga novembre la pensionnato yi ñiy jël RDC yi ak ñi war a def demande IMSS fay leen ko. ñu ne bonus boobu nag réquisite bi dafa changé par rapport ak 200 euros bi. bonus 150 euros bi il faut que ñu ne ki ci mën a am droit ce reddito annuale du supérieur 20.000 euro. donc au lieu de 35.000 euro bi pas dañ ko wàññi, donc ñu ne ce reddito warta supérieur 20.000 euro. loolu donc xam naa pour permettre catégorie gu bëree bëri goo xamante ni mënuñ ci woon a intégré ñu intégré ci. donc te bu dee liggéeykat nga na nga fexe ba sa bourse de paga ci weeru novembre du passé 1538 euros. loolu mooy réquisite yi. kon daal jàpp leen ni ñi defoon bonus 200 euros yëpp dinañ amaat possibilité amaat ci bonus 150 euros bi. ñi koy am automatique ak ñi nga xamante ne bi bu IMSS lancé demande yi dañoo war a def demande bi. laboratoire autonomie ci lañ bokk, donc catégorie gi ko doon jot rek comme ni leen ko waxee ci décret yu njëkk yi. ñu ne catégorie nga xam ñoom ñoo nekk disoccupati NASPI wala DISCOL, ñoom seen mese di riferimento weer bi ñu leen di tenir compte pour ñu nekk ko disoccupato agricole moo xam NASPI la ak DISCOL ngir mën a jël bonus boobu weeru novembre la. kon disoccupato yi il faut que weeru novembre fekk leen ñuy jël NASPI wala DISCOL pour mën a amaat bonus 150 euros bi. donc loolu tamit ñu leeral ko mbokki taalibe yi. kon daal li gën a leer mooy conseil des ministres bi ñu amal barki démb àllarba, mesure bi gën a am solo bi ci génn mooy beneen bonus 150 euros jëm ci catégorie yi ko doon amaat rek. donc moom lañ génnewaat pour weeru novembre. dipendente pensionati, donc lavoratori autonomi, disoccupati, invalidità ak donc ñiy jël RDC. ñu wax ci lu am solo. bonus 200 euros per autonomie et liberi professionisti yi dafa am donc erreur bu ci am. mën nañ ne erreur boobu ci benn côté ñun ci suñu erreur la, beneen côté bi tamit erreur bi mooy ci erreur IMSS la. ndax mois de juin bii ñu passé IMSS dafa lancé woon plateforme ci donc ay demande ci plateforme bi ne donc lavoratori autonomie yi mën nañoo def demande bonus 200 euros bi. donc biñ ko xoolee ba ci biir laboratoire autonomie yooyu noonu du autonomie yi nga xamante ne bii mooy suñ mbokki taalibe yu yor ay partita IVA di nekk ay ambulant wala artisan wala ñuy donc nekk ay commerçant, mais moo ngi concerné donc autonomie privée di partita IVA. ndax bu leen fàtte ne nit ki mën naa nekk di def laboratoire autonome te du am partita IVA. donc catégorie googu ñoom ñoo njëkkoon a def demande bi. kon foofu li ñu fiy leeral mooy amoon na ay mbokki taalibe yoo xamante ne bii defaloon nañ leen demande te bu ñu leen bàyyee noonu rek
mën naa am demande yooyu duñ leen ko fay, donc dinañ leen xañ 200 € boobu te bëggeewuñ ko noonu. moo tax ci vidéo bi nii ñuy lancé appel ne képp koo xamante ni bi rek am na ci ay mbokki taalibe yu ma defaloon demande ci weer yu ñu génn jëmoon ci 200 € par Taïva, nang ma contacté waat ma defalaat la demande dëgg demande bi nga xamante ni bi yow mi yor par Taïva nekk commerçant, nekk ambulant wala artisan, yow yaa ko war a def. te demande yooyu IMS nee na dina commencer le 20, donc loolu la waxagul, suba mooy le 20 novembre, donc astafurlah septembre, te dina dem ba le 30 novembre, donc amul click day, mën nañ koo def. kon appel bi ñuy lancé rek mooy weer yu ñu génn koo xamante ni bi ñun defaloon na demande rek jëm ci par Taïva, demande boobu ñu la defaloon, donc données yi changé na, ndax IMS lancé waat na beneen plateforme boo xamante ni bi nee na képp koo xamante ni bi rek parti Taïva nga yor, nekk commerçant wala artisan yi wala donc libéri professionnels yi, yow bonus 200 € boobu noonu donc à partir du 20 di suba nga ci am droit dugal ko ba le 30 novembre. kon ñi ñu jotoon a defal demande catégorie gi ñu leen defale woon demande autonome la, waaye autonome senza parti Taïva la. koo xamante ni bi nag autonome nga woon ci catégorie googu noonu te amoon par Taïva, mën ngaa bàyyi noonu. mais képp koo xamante ni autonome rek te ñu defaloon de demande te nga am par Taïva, nekk commerçant yi, nag ñu contacté waat ñu defalaat la demande bi comme niñ la ko defale woon, bu ko defee ñu mën laa fay 200 € boobu. loolu tamit dina permettre nga mën a amaat ci 150 € bi nga xamante ni bi donc génn na ci DLA AUT TER bi génn barki démb. ñu ne kon 200 € bi autonomie yi, maanaam artisan yi libéri professionnels yi, commerçant yi ak donc ambulantes yi yëpp suba di le 20 novembre dinañ mën a def demande boobu ba le 20 septembre ba le 30 novembre dinañ mën a def demande boobu noonu. dinañ amaat tamit possibilité def demande 150 € bi génn ci décret bi génn barki démb, te mu mel ni comme 200 € ba lañ wàññi rek def ko 150 €. ñu wax ci bonus bu am solo concerné mbokki taalibe yi nekk laboratoire part time ci Clico Verticale, ñi nga xamante ni daaw liggéeyoon nañ ci contrat part time te toog lu toll ak 1 mois donc liggéeyuñu, alors ñooñu mën nañoo am possibilité def bonus 550 €. ñu ne bonus boobu nag ba tey IMS rek moo ci des pour lancer demande yi, donc protocole bi yëpp pare na. ci fan yi di ñëw ñu ne donc IMS dina ubbi demande yooyu, bu ko defee mbokki taalibe yi mën koo def di ñi nekk part time te bonus bi nekk 550 € di bonus laboratoire part time ci Clico Verticale. ñu wax ci pagamento assegno unico, ñi defoon demande ci assegno unico dinañ am paiement suba di le 19, le 20, le 21 ba le 26 septembre. ñi nga xamante ne bi tamit dañoo waroon a jot arretraté ci reddito di cittadinanza bi semaine bii ñu génn, ñu ci bëree bëri intégré nañ leen paiement boobu, donc bu ñu vérifier seen fascicolo wala seen compte dinañ gis ne donc arretraté yooyu fay nañ leen ko. alors fi ñuy jeexale ba tey ñu wax ci beneen mesure bu am solo bu ñëwaat ci DLA AUT TER bi, muy bonus transport yi. bonus transport si ñëwoon na ci AUTO bis bi, mooy 60 € yi nga xamante ni bi donc pour voucher lay doon ngir nit ki mën a am ay abonnement, moo xam train la, métro, bus wala donc Pullman. ñu ne bonus boobu yokku nañ ko ba décembre, donc gën nañ koo yaatal ba mois de décembre bi yëpp dina ko couvrir. kon mën nañ ne 4 mois nit ki dina ko am possibilité pour mën a def bonus boobu. te nee nañ tamit mën naa dem ba 240 € au lieu de 60 € yi mu nekkoon, mën naa dem ba 240 € buñ jëlee weeru mel ni donc septembre la, octobre, novembre ak décembre, donc dina ko couvrir ba 240 € ci bonus boo xamante ni bi dina la mën a permettre donc nga am abonnement di voyage normalement, te valeur bi mën na dem ba 240 €. ñu fàttali ne du xaalis bu ñu lay jox, mais bon bi ñu lay jox muy nekk donc abonnement mooy toll noonu, donc 4 fois 60 € la. bu ko defee dina couvrir donc weeru septembre, octobre, novembre, décembre, kon gën nañ koo yaatal ba donc ci décembre bi. bonus 150 € DLA AUT ñu ne ñi ñoo ci am droit. lavoratori stagionali intermittenti mooy ku yor contratto a chiamata, boo xamante ne bi stagionali ak intermittenti yi il faut que ngeen am 50 giornate yoo xamante ne bi liggéey ngeen ko ci 2021 bi. lavoratore a tempo determinato, lavoratore dello spettacolo, lavoratore domestici, co, lavoratore dello sport, lavoratore apprendistato, donc ñiy jël indemnità disoccupazione NASPI wala DISCOL, ak ñi nekk disoccupazione agricole, ak ñiy jël RDC, pensionato yi, invalidità maanaam invalidi, ak lavoratori autonomi liberi professionisti yi. donc mbokk yi
lii lañ bëggoon a leeral mbokki taalibe yi di leen xamal ne bonus 200 € bi donc bi nga xamante ne bi moom la waa partita IVA war a dugal maanaam ki yor sa partita IVA di exercer commerçant donc wala ambulant wala ngay def artisanat, IMS ci ay waxam nee na suba di la 20 lay lancer plateforme boobu noonu ngir 200 € bi yéen ñi yor partita IVA tey nekk ambulant ngeen war koo def. ñu fàttali ne kon demande yi génnoon mois de juin bi te site bi ñu bindoon ci laboratoire autonomie, donc ñooñu mooy autonomie seen sa partita IVA, donc ñi nga xamante ne ay laboratoire autonomie lañ waaye yoruñu partita IVA. kon am na ay quelques mbokku taalibe yuñ defoon na jotoon a defal demande ci catégorie googu, di leen xam ne bu ñu leen bàyyee noonu rek alors bonus boobu noonu duñ leen ko mën a fay, ndax li tax mooy catégorie gi ñu leen defal demande baaxut. donc képp koo xamante ne bi defaloon na demande ba envoyé la receveur bi na nga ju contacté waat via WhatsApp. boo ñu jot tamit nga bàyyil ñu audio, bu ko defee dinañ la defalaat demande bi nga xamante ni bi mooy dëgg demande bi lay permettre nga mën a am 200 € yooyu. bu ko defee di nga mën a amaat possibilité tamit amaat ci 150 € bi nga xamante ni bi mooy ñëw ci weeru novembre. ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm, seen mbokku taalibe Mor Talla Sarr, jërë ngeen jëf.